الحمد لله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الحاج عبد العزيز الابن رجل عظيم، رجل أمة، عاش حياة كريمة من أجل خدمة الإسلام، هذا الدين الحنيف. خدمه من خلال عباد الله، فكان في السوق إلى جانب التجار حتى القيام بدورهم وبعملهم على أحسن وجه. وكان في البساتين حتى يقف إلى جانب الزارعين وإلى جانب أولئك المستضعفين حتى يستطيعون أن يعيشوا حياة كريمة. ووقف إلى جانب المدرسين للغة العربية، المؤسسات، الجمعيات، حتى أقام اتحاد الجمعيات الثقافية الإسلامية التي كما عم كل الأرجاء في هذا البلد ليربط ما بين الإدارة وما بين المسلم حتى يستطيع أن يعيش المسلم حياة كريمة. ثم انفتح على العالم الخارجي. كنا معا في الجزائر في ملتقيات الفكر الإسلامي، كنا معا في المغرب في ملتقيات إسلامية. أراه دائما وأتعلم منه الكثير. في ليبيا في ملتقيات، في مكة المكرمة أمام الكعبة، في القصر الملكي، في أماكن عدة. عرفت الرجل واقتربت منه ودرست منه الكثير. إنه رجل عظيم، إنه رجل كريم، إنه رجل مسلم يجمع الصفات المطلوبة في المسلم. فإن فقدانه اليوم كسر عظيم، كسر كبير، كسر لهذا الدين. فدوره دور كبير، ودوره أيضا تجربة واسعة. فإلى جانب والده الخليفة أبو بكر كان هو المعين وهو السكرتير، وإلى جانب عمه الحاج عبد العزيز سي كان أيضا اسم الأسرة، وإلى جانب الشيخ منصور الأخ الأكبر كان أيضا وهو الناطق باسم الأسرة وهو السند، وإلى جانب الشيخ أحمد تيانسي كان هو المخول في كل شيء. فلما قام جمع كل الأسرة فيما هو أساسي وهي خدمة الدين. إذن نقول للأسرة المالكية ونقول للأسر السنغالية إنا نعزيكم في هذا الفقيد العظيم، ونقول مع كل مسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. bis bu tiis la mu mel ni yàlla nag ku nekk dana koy tànn, ku nekk dana koy laytaayal, waaye Abdul Aziz Sy al ibn mandarga yi ko wër dal na xel. nit ku mag, nit ku baax, borom xam-xam, nit ku sell. looloo tax mandarga yi yëpp ñëw nag di tegtale wax ji ñuy wax tey, ndax dara danay ñëw di ànd ak lu koy wone, di ànd ak lu koy wone ba nga xam ne foo teg sa loxo rek ne lii rek doyoon na. àddina guddi àjjuma ñu dénk la sa borom bisab àjjuma. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne
amul bis bu teddee ni bisab àjjuma. loola dal na xel lool. génn àddina ci at jeex at di tàmbali ñaari at di la xëccoo bu ci nekk ne man maa ko bëgg a méngoo 1438 ak 1439 ñaari at yi bu ci nekk di la xëccoo. yu tedd zul xijja ak muharram ñoom ñaar bi nga xam ne ci la xew-xewu tabaskeeg yépp bi nga xam ne ci la hijra am muy bopp at ñi lay xëccoo. kon xaddis wala xaraj ci màndarga yi ko wër moom Abdul Aziz Sy Al Amin pour wone ne lu nekk ngi doon xëccoo ne bu fi jógee ka koy teeru. kon bis bu tedd teeru na ko, guddi gu tedd teeru na ko, guddi àjjuma. alxamis ak àjjuma xëccoo nañ ko. weeru zul xijja ak weeru muharram xëccoo nañ ko. kon loolu yëpp dafay wone ni mandarga yi bëri nañ, waaye noonu rek la mën a demee. Abdul Aziz Sy ñaari Abdou la ñoon, bii di baay bii di doom. doo xam nag ban la ci, ndax li ñu wax rek deux faces d'une seule monnaie lañ, benn bi rek lañ. boo jàllal bee fii ne bu mag bi, boo jàllal bi fii ne bu ndaw bi, waaye ñoom ñaar ñëpp nag benn lañ. kenn ci ñoom ndawul, ku nekk ci ñoom ku mag nga, ku tedd nga ci sa jukko, ci sa taxawaay, ci sa jëf. ku nekk ci ñoom nga ba pare nag nga méngoog sa jamono ba sa ñooñ jamono yëpp gis la ci seen wet, dégg la, ànd ak yow. Abdul Aziz Sy Al Ibn dama ko xam muy suñ mag joo xam ne moo ñu yar ñu di xool ci moom naan nu ñuy def ba topp ci ay tànkam, nu ñuy def ba mel ni moom, nu ñuy def ba rôle biñ bëgg ko jouer ci diine, bëgg ko jouer ci àddina, ci monde islamique ak ci monde entier. nuñ mun a boolee modernité ak enracinement ak ouverture. nan la ñu mun a boolee yooyu yëpp nga xam ne benn waru cee bàyyi morom mi, bu fekkee bu nekk na war a tegoo nañ ko. bi ñu posé question yooyu yëpp nga xam ne question existentielle la, nit ku nekk dana koy laaj. ci Abdul Aziz Sy Al Amin royukaay, royteef, koo xam ne fu mu teg tànkam ñu war ko faa jéem a teg ngir jéem a mel ni moom. te fekk ñu ngi nekk ndaw tuut tànk, ñëw nag topp ko, mu ubbeeku lool ci suñ kanam. nettali naa ko ci kanamam bu yàggul ba ma ko ziyaare jee, di ko wax tëju ba mu tëjoo nag man ci bureau Sembène Faidherbe benn bëccëg di ma digal naan ma sañoo changer. da nga war a liggéey pour ay principe, da nga war a nekk ku constant. di ma wax ci lu nekk, devant la prison comme ci liberté, benn la war a doon ci yow. le comportement doit être le même. ci jamono jooja ji ma jox nag ay expérience am ak fu mu jaar, maa ngi koy nettali ba ca du ma fàttali mukk ay guddi, ay ngomblaan ma toog ci weti Serigne Abdou fii ci Centenaire. foo ko fekk rek ay xikam, ma ngi lay diggante anecdote ak sagesse, ñaar yooyu lay boole. léeg-léeg mu wax ay musallamaat la, lu mu la wax rek da nga ne ndax yi may wax yëpp yu absolu la, ay sagesse la yoo xam ne yuñ jël togg ko ba mu ñor, buñ la ko tegalee rek dara desatul lu mooy consommer ko.
ma fanaan ak moom ay guddi fii ci Centenaire yoo xam ne dañuy ñëw rek fekk si ko rek mu daal di lalam waxtaan. bugg ko lool toujours dafay bugg ku koy wéttali pour échange pour nga mun koo déglu puisque am na lu nekk ci biiram te bugg na kum ko jox amee na message boo xam ne bugg na koo jottali. waaye itam fii ci Castor damay wax ay barab yoo xam ne fa la daan njëkk di dal fii ci Dakar dans les années 60 ñi ñëw kon dama ko xam déglu ko retenir ci moom ne ku bugg ay anecdote la ndax suñ waxtaanee lu yàgg te nit ñi muuñuñ rek dafay jàpp ne wax ji dafa sëcc lool àddina nag dañ koo defal nit ñi pour ñu mën a kontaan defaluñ leen ko pour ñu mer waaye itam mu bugg mu nekk yóbbal boo xam ne bu wér la mu teg ko ci ay xikam yoo xam ne bu mu la ca tegal rek rek ngay tontu waaye mukk déedéet du ca génn kon boobu mooy premier élément boo xam ne seetlu naa ko ci moom. ñaareel bi nga xam ne seetlu naa ko ci Abdul Aziz Sy Al Amin mooy ouverture am accessibilité am mosuma koo xamee tëju waxtu woo ñëwee rek mun ngaa yegg ci moom ca biir ca biir saalam ca mbedd ma ca oto ba ca marché ba ca tool ba ci foo mun di dem rek mun ngaa yegg si ba yegg si ci nopp bi sotti ca la nga cay sotti te boo paree ci saa si da nga am réponse du la wax mukk nañ ko xaare nangam dala ne loolu de nangam laa ci jàppagum li ci des nag lu ci jara seetiwaat mu ne la kon nañ jël rendez-vous ba kon ku accessible la ma ngi ca marché ba di seet war a am cantine bugg ko te ay formalité ak yeneen war leen a tënk te war nañoo dundal ay nit kon cantine yu bari ci marché bi wéet nañ yoo xam ne yàgg na leen a taxaw waaye itam ca tool ya ca Buleem fale ca Malem Odar ak yeneen i barab waaye foofa ca toolam bu mag wéttal la woon ci baykat nekk ci seen wet ba nga xam ne suñuy wax mbay mi baax na wala baaxul wala nawet bi wala outil yi wala nangam du nekk koo xam ne daf koy déggee ca weewu nag waaye daf koy dund ci biiram nekk nag modèle yooyu yëpp suñ koy def ma nga taxaw kon wéttalu baykat yi dem na waaye itam wéttalu arabisant yi nga xam ne ay cadre lañ ay intellectuel pare nag ñi marginaliser leen jàpp ne jànguñ boolewuñ leen ci administration boolewuñ leen ci lii doxal réew te ñii doomi réew mi mënuñoo dem faneen mu dugg ci seen biir guddeeg bëccëg daje nañ ak moom ba tàyyi fii ci Point E mu taxawal la fédération des associations islamiques du Sénégal nekk président bi rahmatullahi alayhi Haj Moustapha Cissé nekk le secrétaire loola ci daje yooya guddeeg bëccëg ñu ngi cey ngombalaan di wax naan nu ñu war a dem loola nag ma ngi ko tàmbaleeg arabisant yi ci nu ñuy jàngeek programme bu ñuy jàng ak école yi ni ñuy def pour taxawal kook buñ ko taxawalee nan la ñuy mën a fexe ba génn ci dara gestion ba pare nag yéeg ak ñoom beneen étape mooy enseignement ba enseignant ya nuñ leen di recruter nu ñu duggee ci administration nekkee privé noona la nekk ku taxawoon ci wetu arabisant yi waaye itam ci weti sëriñ si ndax ñaari monde lañ yoo xam ne bi monde la boo xam ne intellectuel intelligentsia bale rôle la boo xam ne social ak culture beneen culture lay doxal ñooñu itam mu nekk ko
te mooy liñ fekk loola nag ca waajuram bu tedd ba Xalifa Aboubacar si ci la ko tàmbalee mu koy yebal moom culture lan mooy sa nawle lan mooy sëriñ mi ngi koy wax ci waxtaan woowu ma doon waxtaan ak moom mu koy expliquer di wax nam jàngee ci Xalifa Aboubacar relation diggante kër yi diggante nawle yi diggante mbokk yi loolu nag mu koy dox ma nga Tuubaa ma nga Kawlax ma nga Njaasaan ma nga Yoof ma nga Fuuta ma nga kër gu nekk tey ci këri sëriñ si wax ne umpale naa ko wala mosuma koo gis wala togguma ak moom xëy na ci sa gàttañ lu yow la waaye moom dox na ca diggante booba lu tax nga war koo xam kon ñaar yooyu muy arabisant bi jàngale wala bi jàng wala bi dem monde arabe diggante bursam ba ngay waxee muy jàngale wala muy def ay études supérieures boo jëlee sëriñ seeg rôle ba ñuy joué ak la ñu war a waxtaanee ñaar yëpp ma nga yaa ñu ngay dox loolu yëpp moom Abdoul Aziz Sy Al Amine Abdoul Aziz Sy Al Amine boo ko jëlee ci léegi wàllu sëriñ ni ma ko tënkee ci wàllu arabisant ni ma ko tënkee ci wàllu baykat yi seen relation ak ñoom ni ma ko tënkee nga jël digganteem ak commerçant yi ca seeni cantine ba ñuy demee bitim réew ci nu ñuy mun a fexee ba am visa yooyu yëpp ci boo ko tënkee nga ñëw nag digganteem ak administration digganteem ak état nga xam ne loolu itam lum jàngee ca waajur bu tedd bala Xalifa Aboubacar Sy mu koy xamal lan mooy administration diggante mythe ak réalité ni ngay déggee niti nguur ak la mu doon réalité am yooyu yëpp nag mu pratiquer ko xam lan mooy kii gouverner xam lan mooy ses limites objectifs waaye xam ki ñuy gouverner lan mooy illusion bi muy faral di am lan mooy rumeur yi nga xam ne danañ koy dawal te fekk amul su ko defee nag muy jéem a boole ñaar yooyu nga xam ne dafa mel ni ku teg meew ci kaw safara soo yéexee rek mu tuur muy fexe nag nan lay doxee diggante l'administré ak l'administrateur loola joué na ci ay rôle yu bëri sur le plan politique sur le plan économique sur le plan social sur le plan politique waxtu wuñ demee ba nga xam ne diggante ñiy gouverner am nañu seeni problème rek da nga ko ca gis benn samedi xëy na suba teel ñëw fii ma téléphoné ko ne ko yaa ngi dox ci kii bu mu métti te ngaa ñëw fii wax ko ñëpp dégg la mu ne maa ngi ñëw ba mu ñëwee fekk diggante ñi gouverner ci seen biir waar dem nañu ba nga xam ne dëkk bi nar naa tas te àddina fi doon ñëw mooy ci jamonoy monument bi nga xam ne moom lañ fi taxawaloo nag oote boobu nga xam ne président Ablaye Wade woote woon na ko ak opposition ba ñoom Tanor taxaw ne danañ manifester mu jàpp ne ñii liñ bëgg a def war a manifester seen droit la ndax ñoo tànn nekk opposition te am nañ luñ gis luñ àndul waaye kële itam di gouverner moom itam mi ngi jot ay gan te sécuriser leen moom it la mu war a fexe nag loola nu mu ca doxee bi mu ci doxee nag war a communiquer war a toog fii nag communiquer ci suba teel mu ñëw waxtaan ñu ubbil ko mu def ko en direct dama bëggoon a joxe rek ni muy tasalee diggante ñaar ñoo xam ne ci jamono jooju pour nga tasale leen lu jafe la puisque kii ngi opposé te lim bugg rek mooy kële na mer kii itam mi ngi gérer te moom itam lim bugg mooy kële na bu mu génn na échec boole ak nit ñi ku nekk ci ñoom am nga carte yooyu joué moom nag mu nekk entre li ñuy wax le marteau et l'enclume nekk ci diggante boo xam ne diggante bu jafe la waaye nag formation ba waaye nag la ko Cheikh Aboubacar jàngal
ci kii gouverner ci opposition ci ni ñu war a tasee ci seeni limite tax na ba su leen di déglu rek waxtu wu nekk moom am na luy dellusiwaat ci biiram am na lum denc loo xam ne su ko ca sottee rek mu nekk ndox luy fay safara. kon loola mooy diggante opposition ak pouvoir nga ñëw nag diggante pouvoir nag léegi ak population bi. diggante opposition ak pouvoir mun nga wax ne bi ci gën a rëy diggante Ablaye Wade ak Idrissa Seck dëkk bi jàppal yóbbul war nañoo waxtaan waruñoo waxtaan na dem bum dem yëpp rek fuñ ko sollicité rek moom da nga gis ne ma nga nële ma ñëw na taxaw te bu ñëwee lam ca mun yëpp dana ko def. loola nag ndax dana aboutir nam ko buggee woon ndax dana dem ba ci biir yëf yi kerej waaye da nga gis ne moom lam ca waroon a def yëpp def na ko. kon wax naa diggante opposition ak pouvoir muy ñoom Ousmane Tanor ak ñi gouverner tey ak pouvoir yu jamono jooju muy Ablaye Wade ci jamono ju jafe te mooy jamono bi nga xam ne mooy monument bi nga xam ne moom lañ taxawoon ak africain d'état yi fi ñëwoon daje si ak loola. waaye diggante Idrissa ak Ablaye Wade 2007 ci jamono jooju nga xam ne dem ak ñëw beeg wax beeg coow li ku ci nekk ci ñoom nag soxla ko pour ne lii bu mu leen seetaan ñoomu neen moom itam mu wane disponibilité bu mat sëkk. nekkuma di def bilan wu loola nu mu dexee lu ca sotteeg lu ci sottiwul waaye nag man nit ki laa bëgg a teg Abdoul Aziz Sy Al Ibn ci ci expérience am ci pare bi nga xam ne pare naa teg mboolem li mu am pour trouver solution problème bi nga xam ne mi ngi taxawu ci kanam askanu Sénégal ci kanamu julliti Sénégal wala ci kanamu entité bu mu mun di doon moo xam entité boobu baykat la moo xam jàngalekat la moo xam couche bu mu mun di doon rek nga gis nam cey doxee. kon su ma ko toppee ci biir xaat wax ne tel secteur su ma demoon tey ca nappkat ya da ngay daal di jàpp ne moom rek lañ xam ndax dama waxoon baykat ya waaye da ngay gis ne nappkat yi moom rek lañ xam ndax ni mu maîtriser monde boobu ni mu maîtriser pêcheurs yi ni mu xamee seeni problème ni mu leen di taxawee bariwuñu ko xamee. su ma demoon ci sàmmkat yi da nga gis ne ni mu leen xamee ni mu leen di dégloo bariwuñu leen ko xamee. baykat yi waxoon naa ko ñi gouverne intellectuel arabisant yi waxoon naa ko waaye ñi jàng itam école française dugal ci itam ay doomam jàng leen nga xam ne yooyu yëpp réeréewu ko duwul luñ koy nettali waaye dafa fekk njabootam mu ngi ci biiram. kon duwul rek ku taxaw fële téléspectateur waaye koo xam ne dafa dugg ci biir mbir mi. nga ñëw nag léegi sur le plan international Abdoul Aziz Sy dama bokk ak moom tukki lu ëpp benn yoon ñi bokk di fanaan di yendu lu ëpp. mu nekk mag moo xam ne dañuy jàngee ci moom li muy def yépp pour mun a xam fu ñuy teg suñ tànk. ànd naa ak moom lu ëpp benn yoon ñu jëm Algérie ci ay dëkk yu wuute ci Algérie ci ay séminaires yoo xam ne sur la pensée islamique addina bi yëpp di fa daje ñoom Roger Garaudy ay allemand ay américain le monde arabe le monde islamique suñ ñëwee ca ñay toog ca kaw lay bokk di diriger réunion yooyu te fekk ay sommité intellectuelle la fay nekk waxtu wuy wax ñëpp dañuy ne tekk. maa ngi fàttaliku ci Bijaaya benn presse algérienne bi yëpp taxaw di wax naan ndax Sénégal dafa nekk un pays arabe tellement que la ñuy wax leer na la ñuy wax convaincant na la ñuy wax xóot na sori na. mu nekk ci ñi daan jiite séminaire yooyu ak réunion yëpp ay intellectuel lañ yoo xam ne ku ci nekk ak fa nga jàngee ku nekk ak fa nga yaroo.
kon ay séminaire sur la pensée islamique bokk naa koog moom Algérie lu ëpp benn yoon, ca Maroc et ci Libye ay yooni yoon ñu fay tase, ay régime yu bokkul, ñi nekk capitaliste ñi nekk socialiste. ca Arabie Saoudite ca Makka le roi Abdallah wooñu wax nag ne dama bugg jullit yi ci wuute bi ñu wuute sunnaak chiaak tariqaak salafiyaak yëpp laa bëggoon ñu toog waxtaan pour seet liñ mun a ànd ñi ànd ci, liñ munta ànd ku nekk respecté sa morom. ñu nekk ca palais boobu tiim kaaba gi, mu bokk ca sommité yi nga xam ne suy wax ñu koy déglu. biñ paree foofu la roi bi nag ne léegi nañ dem nag léegi Espagne fa l'islam yeggoon, wax ak chrétiens yi, wax ak juifs yi, wax ak hindous yi, problème yi am tey. kon côtoyé naa ko ci bitim réew ci ay séminaire yoo xam ne yu wuute la, ñiy bokk di nekk ci avion yi. léeg-léeg ma ñëw toog waxtaan ak moom ci mbir moo xam ne danaa jàpp ne xëy na lii liiru ko wala xamu ko wala beneen moom daara jële la woon ñun daara ji. ba ma ñëwee fekk fa ab géej, nettali naa ko keroog ci kanamam, waxtaan waa ngi fi, yaakaar naa day ñu ko tegalaat. kon loolu yëpp dama bëggoon a wone ne ni ma ko waxee léegi Abdoul Aziz Sy ci biir réew mi, ci wetu baykat bi, ci wetu commerçant bi, ci wetu sàmm bi, ci wetu pêcheur bi, ci wetu l'intellectuel formé en arabe, l'arabisant, ci wetu formé à l'école française ca Gambie. ma dund faak moom nga xam ne dafa daan defi gàmmu annuel ak l'imam Mouhamad Lamine Ba di sëtu Maba Jaxu Ba. ma fanaan ak moom ay guddi ay gàmmu yu bëree bëri. kon Abdoul Aziz Sy al ibn jaamiun maani, dund ak moom bitim réew, insaanun jaamiun maani. barke démb bi ma jógee Màkka sorti dafa mel ni dama yëgoon li, ndax maa ngi wax naan lële xew ci Burma Abdoul Aziz Sy yëkkati na ci kàddoom te maîtriser bu mu ko maîtriser, xam li xew ci monde islamique ak ci monde bi moo tax wuutu na ci sëriñ si yëpp, waaye na ko sëriñ si feelu, na ko association yi feelu. maa ngi koy wax loolu ay fan. mu mel ni bokk na ci li mujjee yëkkati ci tabaski mooy li nekk tey mbam Nations Unies, moom mu ngi cee jiitu. bi mu ñëwee ci tabaski ñëw rek pour lire benn discours traditionnel, waaye dafa ñëw di wax ci la jullit yooya nekkee. kon Abdoul Aziz Sy al ibn nit la koo xam ne li mu boole ci mbaax, li mu boole ci disponibilité, ci ouverture, li mu boole ci defar ak defare na yaatu goo xam ne dana jar ñi bind ci lu bari. liiral naa ko ci téeréem Alfayaad, mooy bi mujjee bind, yaakaar naa mu bind Alfayaad. keroog bu ma demee maa ngi ko naan sëriñ bi, man de ñëwoon rek nekk sa secrétaire, ngay sotti ma ci jëlee sama déggin di la ko exposé waat nga may defara rek laa bëggoon. mu muñ. ma ne ko yër naa Alfayaad, waaye riche na richesse boo xam ne bëggoon a dugal sama nopp ak sama xalimba ngir di la déglu ngay wax, man itam ma koy génne waatee, yàbbi waatee ci ni ma ko concevoir. kon bindkat la, borom xam-xam la, conférencier la, gàmmokat la, baykat la, commerçant la. yi yëpp du benn boo xam ne
da ngay wax ne dafa ci seetaan. Bu ci nekk rek acteur la ak njabootam itam mu jàngal leen former leen ba pare nag ne leen dem leen ngeen liggéeyi comme ñëpp. ñii ngi ci port ay responsable Abdoul Hamid, ñii ngi ci yeneen ak yeneeni secteur fi nit ñëpp di dund ñu fay dund mel ni ñëpp. soo ko fekkee nag léegi avec la fédération des Tijanes yi nga xam ne moom la amee séminaire yi ñu daan def pour la Tijaniya ci fin d'année wala yeneen géré nga xam ne nag léegi relation taalibe la ak sëriñ foofu nga yéemoo nag ci Abdoul Aziz Sy Al Ibn. suñ leen joxee dara indi ko kenn ñëw ne ñooñu kat loolu ñuy def maa ci doxe nangam lañ ko joxee support bañ ko joxee buñ ko takkee ci mbuus wala ñu takkandoor ko muy xaalis wala noonu la koy jëlee teg ko ci wetam ba ñooñu ñëpp toog mu yëkkati ko teg ko ne diw de moo ne fokk mu participer ci li ngeen man tekkeeguma ko nee nañ nag nangam la président bi kaay jël ngeen tekki seet. transparence bu mat sëkk la daan liggéeyee te loolu ñoo ñu may dégg mun naa wax bu ci mujj bi nga xam ne Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu lañ tuddee woon séminaire boobu te mooy fin d'année bi ñu génn bi nga xamee ne Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima yónnee na ci ne ma yónnee ci añ ya noonu la bi marocain yi yónnee ne ñoom itam dañoo war a kii maanaam nañ ko indee devise ba noonu la koy garder biñ ñëwee ba ñëpp toog mu ne seen mbokkat Cheikh Ahmed Tidiane nee na munta ñàkk a bokk ci añ bi indil kii bii lañ ko defoon de tekki leen man gisaguma ko délégation bi jógee Maroc de nee nañ indi nañ tudd nañ nag nangam ci ay euro waaye man gisaguma ko teg leen ngeen teggi transparence bu mat sëkk joxe comme koo xam ne yii yëpp daf ñuy intéressé pour ñu xam nit ki ndax nit ki baax na lu baax la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na seen wëy dawlu yi bu ngeen leen di nettali wax leen lu baax lañ defoon waaye itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nañu yàlla jàngal nañu bu ngeen di wax itam dee leen wax dëgg wa ma shahidna illa bi ma alimna bu ngeen di seede leen ci lu ngeen xam bu leen bugg di jóor baax ba te fekk loola xamu leen ca dara moo tax ma jël détail yii ci di wax yoo xam ne dama koo xam ci nit ki nit ku baax génn na àddina nit ku tedd génn na àddina borom xam-xam génn na àddina xalif bi maanaa kalimatu xalif te mooy wuutu yàlla ci jaamam yi wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci rolam ba wuutu Seydi Ahmad ca taxawaayam ba wuutu Seydi El Hadj Malick ca yéeneem ba wuutu xalifa Aboubacar Sy ca itteem ba yiite wuutu Seydi Abdoul Aziz Sy ca tànkam ya wuutu Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak sëñ Mansour borom daara ji ca daara ya wuutu Cheikh Ahmed Tidiane Sy ca xalaatam ya wuutu nag sëriñi Sénégal yépp ku nekk uutiita cag dal cag mbaax ca defar ca defare ci yëkkati ci teg ku nekk ci ñoom matoon na la xalifa bu mat sëkk kon xalifaab kër yooyu yëpp mu génn àddina xalifaab maamam la alaaji Abdoulaye Niass xalifaab maamam la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul maam Limaamu Laay la xalifaab Seydi Bunaama Alkunti xalifaab Canaba la xalifaab Fuuta la Cheikh Omar al Fuuti
xalifaab mboolem jamciyaat islaamiya la muy ibaadu rahman muy falaax muy fuñ mun di toll nekk seen rais jamciyaat seen rais la ci jamciyaat yi ñu taxawal di ca yëngatu la mboolem ñuy yëngatu membre la ci lii doxal réew ba nga xam ne mun nga wax ne c'est un commis de l'administration nga xam ne toujours mi ngi jonjewanteeg ñoom di leen utal solution mun ngaa wax ne kenn la ci politique yi bu fekkee utal leen solution moo jot kon kenn la ci la yàlla bëggoon ci kaw suuf te mooy nit bi nga xam ne foo ko fekk fa jikko foo ko fekk fa itte foo ko fekk fa mbaax foo ko fekk fa lu muy jomb ak lu muy bañ waaye foo ko fekk fa lu muy nangu di ko def ca nam ko war a defee si al amin Abdul Aziz Sy Al Amin Abdul Aziz Sy Al Amin yaa ayyatuha nafsu almutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadxuli fi ibadi wadxuli jannati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi tàmbalee ci moom ndax daf ma yar xawma fu may tàmbalee ci moom ndax dama ko jekku di ko déglu di ko xoolab ku war a tegu ci ay tànkam topp ko xawma fu may tàmbalee ci moom ndax dama ko bugg ngir mbaaxam dama ko bugg ngir jukkoom dama ko bugg ngir xam-xamam ngir ya daje ci moom lépp nga door a ñëw nag ca ye ñu boole ak moom diggante Seydil Hadj Abdallahi Niass ak Seydil Hadj Malick Sy du ñaar benn lañ diggante Abdul Hamid Kane ak Alaaji Abdoulaye Niass du ñaar benn lañ te benn bi mooy géñoom benn bi di meenam kon dañoo bokk ci Kawlax Tiwaawoon bokk ci tariqa tijaniya bokk ci diinul islam bokk ci tasawuf bokk ci diinul islami bokk ci lépp loolu yëpp nag mu mat ma ci royukaay mat ma ci sëriñ mu mel ni kon lu ma waxoon ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy mun naa wax ne kooku moom lañ amoon ca kaw waaye ki ñu amoon nag mubasharatan jawrini tool bi nag moo doon Abdul Aziz Sy Al Amin sëñ Abdou amoon ca kaw di ko déglu ay kàddoom waaye Abdul Aziz Sy Al Amin moo doon jawrini tool bi sëñ Mansour borom daara ji dañ koo amoon ca kaw ca daara ja waaye Abdul Aziz Sy Al Amin moo doon lépp mu mel ni nag Tiwaawoon mbaax du fa jóg da sama baay waxoon rek ñu ne ko dégg nga li xew Tiwaawoon mu continuer di lire mu ne ko xanaa déggoo jote ba mu ne ko mbala sutura ak mbaax ak leer ga leen yàlla sàng benn wëñ du ci finceeku ba pencab yàlla ba kooka doon wax jooju de xalifatul xaaji Muhammad nitu yàlla la xam na la muy waxu ko woon pour masla waxu ko woon pour leneen mbaax du jóg Tiwaawoon mukk incha allah ki nga xam ne mooy Aboubacar Mansour nit ku baax la nit ku dëggu la li ko ñëpp xamee mooy dëgëram ne mooy alxaaji Malick ñu koy wax Pape Malick Sy nit ku tedd la ku rafet ay kàddu ki nga xam ne
mooy alxaaji Malick Sy Abdoul Aziz ñu koy wax Maodo. nit ku tedd la ku sell la seeni rakk nag ak seeni jarbaat ak seeni doom ak seeni taalibe ñoom rek la ñuy répercuté ñoom rek ñoo fa nekk kon la fa nekkoon dara jógu fa waaye nag kenn gu mag damm na ci lislaam kenn bu mag damm na ci réew mi ndax expérience am bu yaatu ndax disponibilité am ndax xam-xam yow yàlla li ñu jox bëri na yaatu na mi ngi fi di meññ di gën a yaatu waaye nag jëlee nga fi luñ bugg jëlee nga fi lu baax jëlee nga fi lu tedd duñ la wax mukk ne suñu xol jeexul duñ la ko wax mukk yow suñu borom duñ la wax mukk ne suñu rongañ du wadd duñ la ko wax mukk duñ la wax mukk ne duñ wéetal nañu waaye nag bàyyee nga ñu lu dal suñu xel ndax bàyyee nga ñu ak mbaax foofa ci Tiwaawan mbaax rek moo fa nekk xam-xam rek moo fa nekk sell rek moo fa nekk kon loolu moo dalal suñu xel waaye nag wéet nañu jaaxle nañu ñu wax la ñu xam te nga bàyyi ko fi ay làmmiñ yu bari yëkkati ko mooy alhamdulillah alhamdulillahi alladi laa yuhmadu ala makruhin siwa ya ayatuha nafsu almutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadxuli fi ibadi wadxuli jannati wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maa ngi jaale mbooleem Tiwaawan maa ngi jaale Abdul Hamid doomam ju sell ju baax nekk ci port ak doomam yëpp maa ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Aboubacar sëñ Mbay Si Mansour di kenoom di xaritam di léppam maa ngi koy jaale Maodo maa ngi koy jaale Mansour ak Moustapha bu Cheikh Ahmed Tidiane waaye maa ngi koy jaale surtout Cheikh Ahmed Tidiane bu sëñ Mansour di xaritam keroog ba ma ñëwee ñoom laa fekk ñu toog usral malikiye yëpp ku lim juum teggiwu ma kenn ñoom ñëpp maa ngi dem koy jaale ndax al aqrabu awla waaye maa ngi koy jaale Touba al Khalifa Sidil Makhtar maa ngi koy jaale Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim xaritam la soppeem la maa ngi koy jaale Alhaji Ibrahim Khalifa maa ngi koy jaale kër yi yëpp daal kulim juum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.